asalaamaaleykum sunu mbokku jullit yi asalaamaaleykum sunu mbokku taalibe yi asalaamaaleykum yéen ñi ngeen xamante ne rek dimanche bu jot ci waxtu bi yéen ñuy déglu ci jàppandalu rajo bi nga xamante ni mooy sunu kër FM nekk fi nga xamante ni mooy Los Angeles ci États-Unis d'Amérique ñu leen di defal seen chronique gu dimanche bi xam ngeen ni nag dimanche bi génn ñëwoon nañu ci li nga xamante ne rek mooy maanaam seede yu rafet yi nga xamante ni. ki nga xamante ni mooy Victor Hugo defoon na ko ci yanant bi sallallahu taala alayhi wa sallam doon leen wax ni nag Victor Hugo doon na bindkat boo xamante ni bu mag la woon juddu woon en 1802 ci dëkk boobu ñuy wax France waa nag doon leen wax ni Victor Hugo moomu nag bind na lu rëy xasida bu rëy boobu nga xamante ni defoon na ko ci Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam muy seede ñu barkeeloo ko ci li nga xamante ni moom mooy gàmmu gi newoon nañu leen aussi li nga xamante ni rek moom mooy li nga xamante ni moom mooy actualité bi dinañ ci ñëw waxoon nañ leen ci li nga xamante ne rek mooy mouvement bi nga xamante ni moom la ñuy wax wahhabiste yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo daloon ci këru diine yi si semaine yi ñu génn yépp nag loolu indi loolu nañ leen li nga xamante ni mooy lu tuuti rek ci taarixu li nga xamante ni mooy wahhabiste yi te ñuy mbubboo li nga xamante ni mooy salafiste yi waaye ñoom ba tey rek salafiste yi sax ñoo leen tane ci seen gis-gis ci l'islam ndax dañu koy mbubboo pour rafetal li nga xamante ni mooy mouvement bi nga xamante ni Abdel Wahab moo ko créé woon ne woon naa leen ci li nga xamante ni mooy au 18e siècle ànd ak li nga xamante ni mooy Mohammed ibnu Saoud bi nga xamante ni moo nekkoon Arabie Saoudite ñu def li nga xamante ni moom mooy xeex pour taxawal diine joo xamante ni bokkul ak diine li nga xamante ni moom la ko ñi ëpp ci l'islam gise woon ci jamono jooju nga xamante ni nag yooyu yëpp incha allah dinañ ci ñëw parce que nag li ñuy wax du dañuy gannaaw ba ñu doolee ay taalibe Serigne Touba yoo xamante ne ay taalibe xolu Serigne Touba lañu waaye nag dañuy bëgg lépp loo xamante ne dañ koy wax ci taarix muy doon loo xamante ne lu am njariñ la te képp koo xamante ne ak tarixa boo bokk ak foo man di bokk rek boo ko déggee di nga xam ne lii mooy li nga xamante ne mooy lu am dëgg comme nag dañoo fëkk suñu ndaw yi il faut que ñu indiwaat li nga xamante ne rek moom mooy taarix mooy tax may wax ne maa ngi digal ñi nga xamante ne dañ may topp te bëgg li nga xamante ne mooy gëstu nañu dem jëndi li nga xamante ne mooy téere bi nga xamante ne Amidi Radisi bind na ko muy professeur bu mag boo xamante ne mi ngi Tunisie doon islamologue doon politologue doon écrivain di jàngale ci université yu mag yi ci àddina bi maanaam dina jàngale Italie mi ngi jàngale Tunis mi ngi jàngale université Yale bi nga xamante ne moo nekk États-Unis di jàngale université Jean Joseph bi nga xamante ne moo nekk Beyrouth ki nga xamante ne nag moom mooy ki nga xamante ne mooy Amadi Radisi dafa bind livre bu mag boo xamante ne ci français ñi ngi koy wax le wahhabisme ses doctrines et ses pratiques de 1700 à nos jours livre boobu bu am solo la am na une version anglaise am na une version arabe am na version boo xamante ne c'est une version française même su fekkee livre bi man commandé naa ko livre bi doon na loo xamante ne xaw na cher parce que fii ci États-Unis mi ngi fiy jar 55 000 francs ci xaalisu Sénégal mais doon na livre boo xamante ne ñëpp ñi am xam-xam islamologue yi nekk ci àddina bi yëpp nee nañu loolu mooy livre bi nga xamante ni moom mooy livre de référence moom moomu nag nga xamante ni mooy Amidi Rachidi bind na lu baree bari ci li nga xamante ni moom mooy wahhabisme yi ni ñu juddoo ak nan la ñu def ba benn secte benn groupe jël ànd ak ñi nga xamante ne ñoo am xaalis ñooy la famille Saoud ñu jël àddina bi Makka ak Médina melul woon ni nga xamante ne noonu la mel bu ngeen dee dem aji da ngeen gis ne ni ngeen di pratiquer l'islam ak ñoom ni ñu koy pratiquer dinay am ay différence yu bari loolu yëpp wahhabiste yi ñoo ko indi armeelu bàq yi ak armeel yi nekkoon Makka yëpp dafa doonoon armeel yoo xam ne dafa amoon xabru nit ñi dem di nga xamante ne di ziyaare loolu lépp ñoo ko dindi donc boo fa demee nag bu leen xeeb seen diine melul woon noonu ñoom ñoo ko dindi donc nga xamante ne li nga xamante ne mooy xabru soxna Khadija dañ ko daaneel li nga xamante ne mooy xabru Hassan ak Ousseyni dañ ko daaneel li nga xamante ne mooy barabu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dugg nañu ba ci biir nee nañu Amidi Rachid mi ngi wax ci livre bi ni li nga xamante ne rek mooy jëlee nañ fa lu mat juróom benn fukki giléem yoo xamante ne dañoo chargé ba mu fees or ñu dem jënde ko arbre pour xeex l'islam parce que nit ñi booba bu ñuy ñëw ci xabru yenent bi sallallahu taala lépp lu ñu am ci valeur dañ ko fay sànni dootuñu ko bëgg a jël muy or muy li mu mën di doon dañ koy barkeeloo yenent bi sallallahu taala sallam lépp la ñu dindi ni dafa xaraam waaye bañ ko jëlee mu ne juróom benn fukki giléem yi ñu fa jëlee ci ay or ak li nga xamante ne mooy alal la lépp dañ ko jënd ay ngànnaay pour rey seen moroomu jullit yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci l'islam loolu mooy la wahhabisme nga xamante ni
dañoo raser complètement barab yi nga xamante ni góoru yàlla yi ñoo fa tëdd ni léegi boo fa ñëwee di ñaan wala loolu dafa doon loo xamante ni lu xaram la loolu moo tax itam boo demee waat ci histoire di nga xam lan moo tax en 1922 imam Kurdi bi nga xamante ne moo doon imaamu Medina bind lettre Serigne Touba Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba di ko ñaan wàllu lettre ba ma ngi ko tuddee woon la protection d'un lieu saint de l'islam di wax Serigne Touba dégg nañu la xam nañ ni yaa wutu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam dañoo bëgg nga ñaanal ñu ñoo ngi lay yónnee kii nga xamante ne nag moom moo yor lettre bi di Amit Samad di doomu Cheikh Mohammed Saman di imaamu mosquée bu Médine moom lañ la yónnee moo yor lettre bi ñëw fekk la fi nga xamante ni moom mooy njaarim ba nga xamante ni Serigne Touba keroog 1922 la leen jox lettre boo xamante ni ci leen ñaanal ni leen na seen xel dal barabu yonent bi kenn du ko dajji barabu yonent bi noonu lay mel ba keroog le jour du jugement dernier nga xamante ni keroog Serigne Touba jox na leen xasida bi nga xamante ni mooy nuuru daaray ni donc bu ñu toogaatee ba tey jii ñi nga xamante ni ñooy toogal waxaabi yu fii nga xamante ni mooy Sénégal muy docteur Hamid Lo ak Khalil Lo ñu taxawaat di songaat Serigne Touba loolu dañu war a yokk suñu Pastef yokk suñu gëm-gëm xam ni Serigne Touba ak sunu góoru diine yu baax yi fi nekk ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo yore yoon bu baax bi livre Hamid Lo bi nga xamante ne moom la bind teesam li mu ci yàq Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mu mag ma góoru yàlla ba bu ko ab Tidiane yëg gisee dana jël jaasi fu mu nekk dana ko fekk la mu nekk Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass képp koo xamante ni gis na ko dana jël jaasi fekk ko fa mu nekk la mu yëg góor ñu baax ñi nga xamante ni ñoo taxawal fii l'islam képp koo xamante ne bokk nga ci al sunna di nga taxaw li nga xamante ne mooy xeex loolu moo tax nag incha allah li nga xamante ne mooy taarix bi dinañ ñëw dimanche bii di ñëw duñ ko bàyyi dinañ ñëw ci lettre bi nga xamante ne ki nga xamante ne mooy imam Kurdi bindaat na ko Serigne Touba di ko gërëm di ko sant di ko tagg di ko wax ne yow yaay donoy rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam lettre boobu dinañ ñëw nag ci lettre bi nga xamante ne événement yi jàll na bi nga xamante ne daanee lu ñu li nga xamante ne mooy tomboowu dugg ci biir tomboowu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dinañ leen indi lettre boobu nga xamante ne ñu liiral leen ko lettre bi imaamu Médine bi yónnee Serigne Touba di ko sant di ko gërëm après les événements sunu mbokk yi dañu bëggoon nag tey bu ngeen gënee comprendre li nga xamante ne mooy livre bi nga xamante ne Hamid Lo bind na ko ñu bëgg leen a tegtal benn waxtaan boo xamante ne Sidi Lamine Niass yal na yàlla yokku leeram defoon na ko ak Cheikh Tidiane Gaye bi nga xamante ni moom moo bindoon lettre pour tontu ki nga xamante ne moom mooy di tontu ki nga xamante ni moom mooy docteur Hamid Lo bi nga xamante ni moo woote bërki démb Grand Théâtre ñu déglu ci tuuti li nga xamante ne rek Sidi Lamine Niass amoon na ko ak ki nga xamante ne rek moom mooy Cheikh Tidiane Gaye bi nga xamante ni moo ko doon tontu ci li nga xamante ni mooy livre am bi déglu leen ci tuuti rek bala ñuy tëj suñu chronique bi. Pakistan mi ngi wax ne yaa ubbaadal qusuur waqfan bi ubbaadil qubuur yéen ñi tere nit ñi dem siyaare ji ay bàmmeel yéen ñi na ngi dëkk di jaamu ay pale ndax ñooñu ñëpp nag ci ay pale la ñu dëkk mooy fi nga waxee rek moom suñu jihaad kooku man la ñoom moom am na neex ba am na ci parti boo xam ni bu kilo non seulement sax ñu jihaad am na fenn fu ma defee benn laaj kooku te feebar la moo di ni est-ce que am na waxuma sax mu xeex mais est-ce que am na benn wahaabi bu mës a bekk ci bokk ci benn parti opposant dañu koy position ñu ci ron buur ba pare leeral ko jaamu buur la kooku amul su demee nag bay wax ci mutasawwifun yi nga xam ne amul lu mu lay wax da lay wax ni xaalal Abu Yazid Tayfur ibnu Isa al-Bastami wa kaana jadduhu majusiyan c'est-à-dire daf leen di yéegalaat wane ne dañ ko doon waaw majusu maamu Bastami ak maamu Xallaaj loolu lu mu jotee ak Xallaaj mi nga xam ne ak Bastami loolu lañ jotee mu ni maamam dafa nekkoon majus surtout bu tuuti dafa bàyyi parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni wàcc jëf moom ku ko def te moom da ngay xeex ak yàlla bokk na ci dig jam nit ki ci cosaanam te loolu bari na ci téere yi bon su demee ci imaamul Xasaali da nga gis ne imaamul Xasaali moom nee na naafiq la boo xam ne kon kaana yalqa kulla fariqin bil wajhi allazi yarda c'est-à-dire ñenn ñu nekk daal na nga xamee ne xam na ni lii bu tasee ñoom bu ko waxee ñu kontaan loolu la ci la doon nekk nee na ku mën a jaxase la mu nafiq kabir waaw bon loolu moom la wax ci mutasawwifun yi ba pare nag beral nag ci biir kooku tijaan yi du ma ko xëy na waxtu bi duñu ko mat mais tijaan
tijaan yi nag mu beral leen ci maanaam cër bu réeréer yi maanaam ci cër bi ni xam nga Cheikh Seyd maanaam tijaan yi maanaam ci leen ci dal leen ci dal leen wax leen parce que da ngay gis ni waa ji buy wax xaqiqatan da ngay gis ni si wax ci tijaan xol bi day gën a tàng waaw loolu moo am na ci baatu tijaan ak tijaan yi ñëw na ci cër bi 123 fois waaw mais loolu léegi Cheikh Omar Fouti 151 fois léegi sëñ Ibrahima Niass radiyallahu anhu 12 fois te amu ci benn yoon boo xam ne kenn ci ñooñu tudd na la bu baax kenn moo leen dil mais nag loolu itam mooy mu am ci Saudi yi maanaam duul loo xam ne daf koo sos waaw waaw ndax soo liiree yi ñu bind ci Saudi yi itam noonu lañ koy bindee am na sax xoolal fa mu wax ni waa ji woote na ci téere bi nii xool loolu moom mënu su ko bañ a tudd mu ni kuy jàng téereem bi te nekk tijaan na nga gaaw nga génn ci tijaan raxas sa xol ci saabu sunna nga génn ci tijaan yaa ngi moom sunna dara moom moo ko nga xam ne foofu c'est-à-dire nëbb tootul c'est-à-dire am na yenn yoo xam ne kër bàyyi ngay wax ci Cheikh Tidiane nag wala Cheikh Omar Fouti wala Cheikh Ibrahima Niass da nga yaakaar ni bandi Sandaga yooyu bu ñu waxante seen biir dañuy wax ñoom sax duñ ko weesu duñ ci yegg maanaam indi nag kalima yi gën a doy waar jëmale ko ci nit yàlla yi gën a sell et puis tuumal Cheikh Tidiane yi nii dafa ni Tidiane yi na ngeen dem lu ngeen gis sa bëgg rek jël leen waaye fu ngeen gis mooy yàlla yëpp daga naa leen ko kooku dañ ci ci kanam ci talbisaat yi